إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tey mbokk yi allahu jalla wa ala mi ngi ñu tiim ñun ñëpp xam na lu nekk ci suñu biir xol moo ñu gën a xam suñu bopp ndax dëggu nañu walla dañuy fen moom moo xam. aduna bi ñu nekk nag dafa nekk aduna ba nga xam ne ku nekk mën ngaa jiñ sa moroom lu la neex mais bu ñu demee yawmal qiyaama lépp dana leer. yàlla nañ ci yàlla musal. ñi mbubboo diine pour ay but ak leneen yépp yawmal qiyaama lay leer. seytaane nag léegi bàyyiwul kenn fa nauzu billahi min alsheytaani irrajim wa min annafs al ammarati bisu. loolu moo jara ñaan. seytaan dafa waxoon allahu subhanahu wa taala mu ne ko rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim. beneen aaya ci suratul xijr mu ne la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almuxlasin. mu ne allah léegi sa jaam yépp dinaa leen dévier ginnaaw xam-xam parce que irwa li muy tekki ci langue arabe wala gawa li muy tekki mooy nga daldi dévier ginnaaw xam-xam ginnaaw njub. balaal nag moom mooy nga réere njub aslan. loolu mooy seen différence. comme ni ñuy waxee rek ci arab baynahuma umumun wa xusuus. léegi iblis ci boppam naudu billahi minhu wa aazana allahu min sharrihi
fi lxayaat wa inda al mamaat moom ci boppam ku xamoon la ku doon jaamu yàlla wante nauzu billah lan moo ko yóbbee ci lim ko yóbbee moom mooy bakkan ci boppam daiman ak ay shubuhaat mooy ay lënt-lënt mooy dëggu Allah bi ñàkk leer ci sa dënn ak ci sa bopp ak mbirum bakkan toujours loolu moom mooy yàq ci kaw suuf mooy yàq topp yàlla wal maasuumu man asamahu llah léegi nag kii mën a mucc mooy ku yàlla muccal loolu moo tax mu ne illaa ibadaka minhumul muxlasin su dul sa jaam yi nga xam ne dafa ne al muxlasin ñi nga xam ne da nga leen a muccal yow ñooñu rek ñoo mën a rëcc iblis loolu moo tax ibnu mas'ud radiallahu anhu mu doon wax mu naan man kaana mustannan falyastanna bi man qad maat fa inna alxaya la tu'manu alayhi alfitna mu ne kuy wut royuwaay na nga roy ñi faatu ba pare dee ibnu mas'ud li mu ci doon jublu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alsaabiqin al awalina min almuhajirin wal ansaar ñi nga xam ne maanaam jiitu nañu faatu nañu yàlla gërëm leen nga xam ne ñooñu seen njub seen texe seen garanti amul sikki sàkk mu ne kuy roy na nga roy ñooñee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñi jiitu woon ànd ak moom te faatu te ibnu mas'ud jamono bi mu koy wax booba moom ci saxaaba yu mag yi la bokk mais ñan la doon waxanteel ay taalibeem ci waa jamonoom ci taabiina yi mu ne leen man kaana mustannan fal yastanna bi man qad maata kuy wut roy waaye na nga roy ñi faatu ba pare dem te moom temps bi muy wax saxaaba bu mag la mi ngi wax ak ay taabiin ñooñu la doon waxal c'est-à-dire que mooy roy leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne faatu na wuyi na boroomam roy leen abu bakar roy leen omar usmaan ali ak ñooñu nga xam ne dem nañu ñi yàlla wax léegi ci suratul ahzab min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alay fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila mu ne bokk na ci ñi am tawhid al muminin fu ko yàlla wax léegi al imaanu shar'i moom mooy at tawhid waaw ñi nga xam ne dañoo am tawhid dañoo kennal allahu tabaraka wa taala ñooñu lay jublu daayiman ci al muminin léegi mu ne bokk na ci al muminina yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo kennal allah comme ni ñu koy waxee ci li passé tawhid li muy tekki wax nañ ko ci ay dars yi passé mu ne min al muminin mu ne rijalun allahu subhanahu wa taala dafa wax mu ne ñoom ay rijal lañu arab yi bu ñu waxee rijal am na ñaari sens maanaam rajul en tant que zakar mooy ko nga xam ne da nga am qualité nekk mâle maanaam contraire wu jigéen ci wàllu physique wante itam arab yi dañuy wax rijal ci sens nga am jikkoy góor maanaam jikkoy góor parce que dafa am góor physique ak góor ci wàllu jikko bu ñëwaa ji góor dëgg la loolu bokkut ak waa ji góor la en tant que ku wuteeg jigéen ci wàllu physique donc ñooñu yàlla tagg leen daf leen a njëkk a tàggee d'abord iman mooy tawhid kennal allahu ci niñ ko doon waxee ci durus yi passé après mu daldi leen tàggee beneen melokaan mu ne rijal ay góor yoo xam ne ci wàllu jikko dañoo nekk ay góor
sadaqu première seen jikko mooy dañoo dëggu sadaqullaha dañoo dëggu ak yàlla li ñu fasante woon kóllëre ak seen borom allahu tabaraka wa taala waaw sadaqu ma ahadullaha alay mu ne fa minhum man qada nahbahu am na ci ñoom góor yooyu nga xam ne ay muminin lañu ñoo xam ne maanaam wéy nañu dee nañu daal faatu nañu wuy ji seen borom wa minhum man yantazir am na ci ñoo xam ne ñoom ñi ngi fi di dund ba tey di xaar demaguñu wa ma baddalu tabdila mu daal di leen tagge beneen façon tagg boobu mooy bi ëpp solo mu ne wa ma baddalu tabdila léegi ñoom maanaam changé wuñu quoi jalgati wuñu kóllëre bi doxoon seen digganteeg yàlla mooy ci gàttal rek tawhid wéetal allahu ci anam yiñ ko doon wax mooy lan allahu tabaraka wa taala rek moom ngay sopp doo ko booleeg dara booy sopp da ngay sopp ngir moom mais doo sopp boole ak moom ànd ak moom léegi itam te cofeel bu amul limite comme niñ koy waxe dañuy répéter di takraar répétition dafa baax yal nañu yàlla may li ñuy répéter mu sax ci ñun comme ni ñuy wax ma takarrara taqarrara yal nañu yàlla defal loolu lu ñuy répéter day dal di sax am reen tayib léegi mu ne aussi ñoom allahu kese moom la ñuy toroxlul du ñu toroxlul keneen ku dul yàlla seen borom bi leen bind du ñu toroxlul mbindeef parce que mbindeef yeeyowul ñu koy toroxlul waaw loolu lay ulamaaw tawhid di wax naan asaasu tawhid loolu insha allah yal nañu yàlla may sellal du ñu deñ di ko répété yal nañ ko yàlla defal saxal ñu ci ba faw boo gisee ma koy wax mooy confusion dafa am ci compréhension tawhid li nga xam ne mooy base bi ñoom ñi yàlla baaxee ñu comprendre li allahu jalla wa ala wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak li yonent bi wax ñoom loolu la ñuy wax dañ ne asaasu tawhid gaayatul xubb maa gaayati dul dañ ne fondement tawhid base bi moom mooy mbëggeel cofeel booy am ci allahu ba nga xam ne amul limite te moom rekk ngay bëgg doo ko bëgg boole kook leneen boo ko defee rekk shirk la nuhibbu ma allah walakin nuhibbu fillah dañuy sopp maanaam allahu rekk duñu ko boole ak leneen ci suñu xol di ko sopp wante dañuy sopp ci moom ngir moom bu boobaa sa cofeel kon yépp mi ngi dellu ci yàlla bu fekkee ne yàlla mooy tax ngay sopp kon sa cofeel yépp kon dellu na ci yàlla kese waaw loolu moom lay hadis bi di wax man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah faqad istakmala al iman loolu lay wax koo xam ne da nga sopp dangay sopp ngir yàlla bañ ngir yàlla nga daldi allié wu ngir yàlla nga daldi itam désallié wu ngir yàlla kooku mëtal na iman ibnu abbas naan yaani lan yabluga al mara yaani xalaawat al iman xatta yuhibba fillah wa yubghida fillah wa yuwaaliya fillah wa yuaadiya fillah kooku mooy asaasul tawhid moo tax asaas tawhid léegi dafa basé ci nafi loolu mooy maanaam li ñuy tuddee albara set ci leneen lu dul allahu tabaraka wa taala féete woo allahu kese
waaw looy féetewoo ci yàlla ngay féetewoo ak moom sa sentiment yëpp yàlla allahu rek lay nekkal lii man du samay invention du samay wax ponkal yi yàlla may iman dëgg ak dégg dëgg ñoo wax lii waaw du sama ay invention man te loolu la Qur'an loolu la wone ak sunna loolu mooy baasu tawhid loolu mooy tax nit ki mën a nekk li ngeen di tudde ci Sénégal jullit loolu mooy tax nit ki mën a jaamu Allah tabaraka wa taala mais loolu bu amul léegi doo mën a jaamu Allah subhanahu wa taala beneen mbir bi mooy Allahu tabaraka wa taala moom rek ngay toroxlul doo toroxlul mbindeef parce que mbindeef sa morom la doo toroxlul sa morom borom mbindeef yi rek ngay toroxlul léegi bu ko defee allahu tabaraka wa taala moomu loolu bu nekkee ci sa xol sa digganteeg moom léegi nag yow dootoo déglu kenn kudul allah kenn dootu la digal ngay dégg kenn dootu la tere ngay bàyyi ludul sa borom lii mooy baasu tawhid lii mooy baasu tawhid lii mooy tax xolu nit mën a nekk xol bu normal nit ki mën a nekk ku normal mu mën a jëriñoo boppam léegi itam jëriñi lii mooy baasu tazkiya julli bu fekkee lii lalu fa gymnastique lay doon koor bu fekkee ne lii lalu ko xiif ak mar lay doon ak sonal sa bopp du am njëriñ zakat bu fekkee ne lii lalu ko zakat boobu ngistal lay doon saraxe bi ngistal lay doon du am njëriñ ak leneen loo mën a jël ci l'islam maam du am njëriñ il faut que base bi d'abord laa ilaha illa allah tawhid bi ci anam bi ñu ko waxe nii la ko maanaam ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñu nekk rasixiina fil ilm wal iman ñoom lii la ñuy wax lii mooy tawhid waaw léegi dellul ci seen téere mi ngi foofu loolu nag li nga xam ne mooy maanaam escalier asbab li la ci yóbbu mooy lan nga xam allahu moom parce que allahu boo ko xamul loo ko mën a jaam moo tax allahu subhanahu wa taala daal di wax ci aaya bi wala illa man shahida bil haqq wa hum yaalamun ay shahida bi la ilaha illa allah wa hum yaalamun ay wa hum yaalamuna an la ilaha illa allah waaw lii la yàlla wax mu ne seede dëgg lu dul ñi nga xam ne dañoo seede dëgg dëgg boobu mooy lan foo gis wa ma xalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq ci quran al haqq foo ko gis yàlla wax ko foofu li muy tekki mooy tawhid maanaam lii moo tax yàlla bind asamaan ak suuf ak li ci seen diggante ak li ci seen biir pour tawhid tawhid moo tax yàlla bind aduna ak allaxira mais ci anam bi mooy gaayatul xubb maa gaayatul dul wa taa al mutlaqa lii mooy tafsiru laa ilaha illa allah bi wér waaw lii moom la arrasixuuna fi l ilm wal iman lii la ñu expliqué tawhid te ñoom inventé wu ko ñi ngi ko teg ci lan dañoo càmbar quran yépp ak sunna yépp voilà ak itam li nga xam ne mooy base bi nga xam ne mooy langue arabe lii moom la tegtale kon du sama ay invention man waaw ana ma faaltu illa tabligh defuma lu dul jottali kere ma faaltu illa an ballaghtu faqat lii mooy tawhid mais nag lii nag dafay déranger nag day déranger ko lii dafay déranger kañ lay déranger mooy ñi bëgg a noggatu mbindeef yi ay mbindeef comme ñoom noggatu leen ñooñu mënuñu neexoog tawhid
c'est pas possible waaw loolu moo tax Waraqa ibnu Nawfal daal di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci saxiixul Buxaari ci kitaabu Badil Wahyi Waraqa ibnu Nawfal dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa jaa rajulun bi misli ma jita bihi illa udi amul benn góor buy indi li mel ni li nga indi yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul danañ la noonu mënuloo ci dara il faut que dañ lay noonu mënuloo woote ci laa ilaha illallah te doo am ay noon bu fekkee yow da nga ne da ngay woote ci laa ilaha illallah nga bëgg a jubóog nga bëgg a jubóog ñëpp wallahi nekkuloo ci laa ilaha illallah da ngay nax sa bopp il faut que dañ lay noonu li gën a tuuti mooy ñu ne la dof li gën a tuuti mooy ñu ne la dof waaw loo tax banu Israël rey nañu juróom-ñaar fukki yonent xoolal yonent ak martabaam nu mu toll ñu tuur seen deret rey leen rendi leen ngir lan ngir woote ci laa ilaha illallah yow nga ne da ngay woote ci laa ilaha illallah nga ne léegi da ngay neexook addina bi fu mu mën a nekke damal toog nga noppalu damal toog nga noppalu laa ilaha illallah mooy dëgg dafa neex ci ku ko yàlla neexal sa xol yàlla nañ ci yàlla boole du sa njàmbaar du sa góorgóorlu mais nag neexul ci kan mooy koo xam ne am na looy sedd keneen kudul Allah kuy sedd keneen kudul Allah ci sa xol dara yow doo mën a neexoog tawhid loolu mooy mbir kon nag sa waay bu kenn nax bopp tawhid bi nag yàlla ko allahu moo ko garanteel boppam mu neex mu naqari kaw la jëm waaw mu neex waa addina bi mu naqari leen tawhid kaw la jëm kenn mënu ci dara damay wax lu leer nañ bu ñu waxee ñu ne day wax ay waxu fitna maa tey wax waxu fitna waaw ku mu naqari ku mu naqari man li may wax ku mu naqari defal loo mën man nag defiwuma kenn man awma doole awma kàttan dama feebar fi mu nekk nii dox sax mënuma ko wante li may wax dama koy wax te yàlla tax léegi mu neex mu naqari bomba H munu ci dara bomba A munu ci dara ku bëgg nag na nga yóbbul borom bomba H yi enregistré nga yóbbul leen ku mu neex ku toog fii yow di enregistré nga yóbbul borom bomba H yi ak borom bomba A yi nga ne leen benn waay bu ñuy wax miskin Abdullah nee na leen mu saf leen mu naqari leen ngeen yore bomba H ngeen yore missile wala ngeen yore bomba A laa ilaha illallah ca kaw la jëm te dana dem addina bi yépp da koy not ci tedd nga kuy tedd ak ci torox tànge kuy torox tedd nga boo xam ne yàlla da ciy teral ñi jàpp ci laa ilaha illallah yal nañ ci yàlla boole ba faw ak torox tànge ñi nga xam ne dañuy contre laa ilaha illallah di ko xeex seen xeex bi du mujj fenn balaa yàgg yàlla dana leen këpp ñoom ñépp ci suuf ñépp gis ko bëccëg ndar kamp te kenn du ci mën dara inna allaha ghalibun ala amri ñun ci loolu la ñuy woote bu fekkee woote bii nag ci bii anam dafa am ñu muy déranger kooku seen affaire la ñun nii la ñuy waxe dafa war a leer dama leen di laaj man depuis bi ma commencé di dars fii mës naa ñëw di leen woo ci sama bopp man mës naa leen woo man ci sama maam waaye est-ce que man woo naa leen ne leen hey dajaleel ma xaalis est-ce que mus naa leen woo ma ne hey man dama bëgg a nekk ku ñuy fol quoi
léegi dama bëgg ngeen fol ma nekk seen dirigeant man est-ce que wut naa nekk man seen dirigeant man wallahi tey jii bu ma wóoroon ne dars yi may ñëw di def fii ci jàkk ji yàlla gërëmu ko ma arrêté ko bu ma ci amoon tey firnde bu leer ne li may ñëw fii di toog seen kanam di wax yàlla bugg ko maanaam foofu du ngërëmal yàlla ci man du ma sax ñëwati teg fii tànk comprendre nga est-ce que yéen gis ngeen fi benn association boo nga xam ne dañ ne man maa ko jiite dama leen di laaj dafa am nag lu tax may waxee nii de parce que il faut clarifier les choses est-ce que man nekk naa njiitu benn mbooloo fii benn association dama leen di laaj ah est-ce que am na benn école bu may gérer man est-ce que am na benn société bu may gérer est-ce que man am naa ay taalibe au sens de ay nit taq ma nekk seen sëriñ ñoom ñu nekkal ma ay taalibe est-ce que am na est-ce que gis ngeen ma former parti politique pour conquérir le pouvoir au Sénégal pour sénégalais yi fol ma comprendre nga man mboolem adduna bi bu ñu daje woon ñu ne yow la ñu bëgg nga jiite ñu danaa lànk ba bañ ci suuf du ma jiite kenn sama bopp rek doy na ma problème man ba may wut di jiite keneen tey est-ce que dégg ngeen ma leen di wax fii loo nga xam ne dafa jëm ci ci taqale sàppey jullit yi wax leen rek bu fekkee ne dégg ngeen loolu ci man nga ne dégg nañ ko ci yow tuubal ragalal yàlla nga tuub bal sax du loolu man bu fekkee ne dégg ngeen ma fii may woote ci di jëm ci tàqale kàddu jullit yi maa leen may ndigal jël leen paaka ngeen rendi ma léegi ma dee fii bu fekkee ne dégg ngeen fii man may woote ci lu jëme maanaam ci teqale ak maanaam teqale jullit yi ak xaajale jullit yi quoi léegi maa leen may ndigal dem leen wut paaka bu ñaw léegi ngeen rendi ma fii ma dee yaa ngi léegi comme ni ma leen waxee léegi kuy tee di masalan di woote pour maanaam léegi sos sa benn mbooloo pour am ñu lay topp nga nekk ab dirigeant wala pour ay intérêt et cetera loolu yëpp yawmal qiyaama dana leer waaw fii nag ci àddina bi lu neex waaye nga tuumal sa morom quoi waaw lu neex waaye nga tuumal sa morom mais bu ñu demee ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala bu boobaa lépp dana leer foofu kan moo doon woote ngir sos ay mbooloo nekk njiit kan moo doon woote pour teqale kàddu jullit yi kan moo doon woote pour nangam ak nangam et cetera man lu ma leen di wax dama leen ne woote l'islam bi bu leen ci wut daraja bu leen ci wut nguur ñun woote wuñu pour taxawal ay état islamique comme ni koy ñenn ñi di waxe woote pour taxawal république islamique état islamique déedéet ñun loolu taxu ñoo woote waaw ñun soxlawuñu créer état yi yore wuñ ko borom asamaan ak suuf moo ko yore man duma créer jamais état soxlawuma ko sax état yi ñoo yàq addina bi man loolu laa gis loolu laa constaté quoi je suis libre waaw mais lan la ñuy woote dañ ne allahu tabaraka wa taala mooy rabbul alamin comme ni mu nekkee rabbul alamin moom mooy borom mbindeef yi moom dong moom mooy kilifay mbindeef yi kilifa bu mag bi moom kese la ñëpp
seen kilifteef dafa war a tënku ci suufu kilifteefu yàlla pour seen kilifteef dagan lii mooy tawhid lii ana ku ko mën a weddi bal au contraire ku waxul lii yow da ngaa réere tawhid xamuloo tawhid mooy lan ku réere tawhid mooy weddi lii ku ko réere mooy weddi lii allahu tabaraka wa taala moom rek mooy boroom comme ni mu nekkee boroom lépp kon moom rek moom lépp kenn moomu fi dara moo tax allahu tabaraka wa taala di wax wa lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa lillahi man fi samawati wa man fi l ard allahu rek mi créé moom lépp lu nekk ci asamaan ak suuf waaw moo xam luy dund la wala lu dundul lu am solo wala lu amul solo te lépp am solo sax yaa ngi dégg allahu tabaraka wa taala itam moom rek moom mbindeef yi nga xam ne dañoo am xel di xalaat di wax mooy jinne nit malaaka ak yeneen moom loolu la wax kon nag kenn moomu fi dara yàlla moom lépp moom mooy ki xam lépp mooy ki am kattan ci lépp ndax allahu moom dafa yore lépp te kenn du ko jox mooy ki nga xam ne day joxe te kenn du ko jox moom ki créé ñaareel bi képp ku am kattan ak koo mën a doon moo la may kattan te moom kenn du ko may moom kattan beneen mbir bi képp ku am as tuut loo xam fii allahu moo la ko xamloo kon nag yàlla rek a xam keneen ku dul yàlla amuloo tus ci xam-xam yàlla dong nga am xam-xam moom mi créé bind lépp ku xam as tuut moo la xamal kon nag kenn dong moo xam allahu faqat moom mooy ki xam keneen ku dul yàlla xamuloo dara ba dara booloo jeex loolu la Xidr jàngaloon Muusa ba ñu ànd mu ne ko lan mu ne ko yow Muusa xissa baa ngi ci Buxaari ak feneen ci kutub sunan yi mu ne ko yow Muusa gis nga picc bi fekk benn picc dafa ñëw jël ci begam quoi cof ci géej gi ci dex bi ñu doon voyager benn picc ñëw ak begam cof ci tuuti ndox def nii Xidr ne Muusa gis nga picc bi li begam bi jël ci ndox mu ne ko waaw mu ne ko as toq soosu man sama xam-xam yow Muusa yow man sama xam-xam Xidr ak sa xam-xam yow Muusa ak xam-xam mbooleem mbindeef yi waxul nit yi rek de jinne yeeg malaaka yeeg mala yeeg melentaan yeeg créature yépp mu ne bu ñu dajale woon seen xam-xam mooy toq bu tuuti boobu la ca des mooy li des ci xam-xamu yàlla kon ku fi am xam-xam kenn amu fi tus ci xam-xam dara la ñu xamul moo tax allahu subhanahu wa taala yoo mu ne wa ma utitu min al ilmi illa qalilan nañu bàyyi fëgg dënn yi ñi nekkee xamuñu dara ñun ñëpp mënuñu dara xamuñu tus amuñu dara waaw te suñu sañ-sañ mënuta wéy lu dul ci kaw sañ-sañu allahu tabaraka wa taala kon nag kenn itam amu fi benn sañ-sañ ma sha allahu kaan wa ma lam yasha lam yakun lu soob yàlla loolu mooy nekk lu soobul yàlla mënuta nekk kon nag mbindeef amuloo benn sañ-sañ maanaam en réalité ko bu fekkee ne yow nekkul lu la soob mooy am mais lu soob allahu tabaraka wa taala rek mooy nekk kon ça veut dire yow sa coobare du tus amul dara kon nag mbindeef dafa war a wàccee boppam mu xam palaasam mu yem fa mu xam gëddam mu yem fa ñu bàyyee rëy yàlla rek a rëy moo tax allahu akbar seeyal na lépp taxawal yàlla kese lii mooy tawhid ci lii la ñuy woote lii mooy suñuy jàmm comprendre waaw kon mbokk yi ci boobu cadre dañuy bëgg a wax ñu góorgóorlu bu baax ñu ràññee diggante dëgg ak fen ñu ràññee diggante njëriñ ak lu amut njëriñ
nañu maanaam wone yàlla kese feeñal yàlla kese bañ a feeñal suñu bopp parce que ñun amuñu sax lu ñuy feeñal. yow yaay kan mbindeef doo dara lan ngay feeñal sa bopp kon nag mbokk yi mbir yi mi ngi noonu xam naa ci wàllu asmaawu sifaat yi ñi ngi yemoon ci fan ar-rabb al-malik voilà léegi al-malik du foofu lañ yemoon jël nañ ko ba pare léegi al-malik du jël nañ ko ba pare voilà kon tur yi ñëwoon ci fatihatul kitab mi ngi nii allahu arrahmanu arrahim arrabbu almaliku almalik 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 yooyu malik moom xadis moo ko indi mooy xadis bi ngeen di répété suba ngoon rabba kulli shay'in wa malika créateur bi nga xam ne mooy gérer lépp lu mu bind donc kon kooku moom lépp lu mu créé moom moo ko moom te moom rek ay kilifam ci dëgg-dëgg parce que ki moom mbir mooy kilifam kon par exemple moo tax ma leen doon wax ma ne leen man par exemple créé wu ma leen kon man mënuma nekk seen autorité absolue teglu leen bu baax mbindeef warut a nekk autorité absolue suprême pour mbindeef moroomam amu ci droit créateur bi rek moom moo am droit nekk autorité suprême absolue créature yépp dañu war a subordonné wu ci suufu autorité suprême bu créateur bi mais mbindeef yi ñoom autorité relative la ñu mën a doon mooy ay autorité organisationnelle la ñuy mën a doon mais du ñu nekk des autorités absolues mbindeef amu ci droit du prérogative am du statut moo tax allahu tuddee boppam almalik dafa ne almalikul xaq almubin moom mi nga xam ne moom mooy l'autorité gestionnaire alxaq véritable almubin manifeste et évidente noonu la tuddee boppam almalikul xaq almubin loolu lay baatu turu almalik di jëriñ c'est-à-dire mbindeef yépp amuñu droit nekk seen kilifay bopp mais dañoo war a tënku ci suufu kilifteefu allahu rabbul alamin dañoo war a tënku ci suufu kilifteefu seen borom parce que ñun créé wuñu suñu bopp moomuñu suñu bopp kon nag amuñu droit ci suñu bopp ci ni mu ñu neexe mais ci ni mu neexe ki ñu bind loolu mooy dëgg loolu la xam-xam wone loolu la xel wone waaw loolu lay kon baatu almalik turu almalik loolu lay wone léegi bu loolu passé tur yi nekk ci Faatiha kon dañoo waxoon ne dañoo war a xam tur yi xam lañuy tekki ba pare nag daldi koy nangu ba pare daldi jëfee implication pratique yi mu am ci suñu biir dund loolu moom mooy tax ñu nekk ay muslim ñu jébbal seen bopp Allah nekk ay mu'min ay borom tawhid léegi kon waxoon nañu fi incha allah tableau bi liy njëriñam mooy incha allah ñuy bind yooyu tur xam leen peeg leen xam seen maana fas ko ba pare góor-góorlu suñu dund ñu dëppale kook li muy tegtale ci ay njàngale ba pare woo ci ñeneen ñi waaw woo ci ñeneen ñi doo ko yemal rek ci yow mais il faut que da ngay góor-góorlu ci sa environnement ñoom itam ñu nangu loolu nga convaincre leen ci loolu ak ay preuve yu tege ci xam-xam bu leer nañ ak léegi xel bu leer nañ léegi loolu moom mooy li ñu war a góor-góorlu mbokk yi kat ñun lii lañ fi doon wax waaw dama leen di laaj léegi lii ñuy wax fii est-ce que gis ngeen fi li fiy décourager nit ki ci sàkku xam-xam dama leen di laaj wax leen dëgg lii kay mooy woote ci xam-xam
kon man est-ce que woote naa léegi pour décourager nit ñi ci bañ a sàkku xam-xam hein? C'est-à-dire il faut dire la vérité quoi. Il faut cesser le mensonge. C'est pas bon de mentir faut pas mentir. C'est pas bon de mentir. Faut être véridique. ku lay woo ci lii est-ce que yow woo na la ci bàyyi xam-xam ah ma leen di laaj lii kay mooy xam-xam bon léegi kon tur yooyu mi ngi noonu allahu arrahmanu arrahim al ilahu arrabu almaliku 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 yii moo nekk ci fatihatul kitab turu allahu yeneen yépp yi nekk ci quran ak sunna ak yi nekk ci yeneen téere yi jiitu woon ak sunna yonent yi jiitu woon ak yi mu jàngal ay mbindeef ci ay mbindeefam moo xam ay melentaan la wala ay rab la ci biir géej gi wala ci suuf si wala ci ngelaw li lépp tur yooyu yëpp mi ngi dellu ci tur yi nekk ci Faatiha mooy base yooyu tur yëpp allah arrahman arrahim arrab almalik 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 moom moo ndeyu yeneen turu allahu yëpp ak lu ñuy bëri bëri ci yi nekk ci Faatiha nga xam ne mooy ndeyu téere bi yëpp fii lay dellu léegi nag bu ñu paree ci yooyu defe naa ne yaakaar naa ne tënk nañ ko yi ñu jël nii ci Faatiha bi ak léegi seen maanaa li muy tekki bon léegi nag question bi c'est une question d'ordre pratique mooy depuis bi nga ko xamee est-ce que góorgóorlu nga ci jéem a conditionner sa dund ci loolu est-ce que depuis bi nga ko xamee yaa ngi góorgóorlu di ci woo ñeneen ñi sa environnement commencer sa waa kër sa quartier ak li la wër parce que loolu mooy bit bi quoi woote boobu bu amul rek maanaam xam ko yow ak nekk ci amul sens waaw léegi c'est-à-dire woote jëmale ci tawhid dafa bokk ci composante tawhid yu mu ñàkk c'est-à-dire nit ki mënuloo nekk muwahhid te doo woote jëmale ci tawhid moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko allahu tabaraka wa taala yónnee ba def ci moom laa ilaha illallah automatiquement dafa commencé di woote ci laa ilaha illallah fekk sharia bi presque tuuti moo ci wàcc mooy loolu d'abord ak julli kese mais li des ci sharia ba yépp dara wàcc ci woon mais yonent bi ca la commencé di woote saxaaba yi itam képp ku ci nangu laa ilaha illallah ñëw ànd ak yonent bi automatiquement day soppali ku nekk wootekat jëmale ci laa ilaha illallah est-ce que kon charte la ci woote ci laa ilaha illallah nga jàng ba nekk mufti déedéet charte bi pour woote jëmale ci laa ilaha illallah charte bi nekkul nga jàng ba yore yenn degré yi peeg sharia bi wala maanaam xam ci lu bëree bëri déedéet laa ilaha illallah bi bu leeree sa bopp nga xam ko yow nga nangu ko nga koy jëfee rek da nga ciy woote maanaam c'est indissociable mënutoo teqaloo laa ilaha illallah bu duggee ci yow nga nangu ko accepté ko automatiquement da ngay ne automatiquement mënu ci nàkk il faut que da nga ciy woote jëme léegi loolu moom mooy li allahu tabaraka wa taala wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basira ay ala yaqinin bi la ilaha illa allah ala yaqinin billah wa ala burhan ay ubarhinu ala anna allah huwa almustahiq lil ibada loolu lay aaya bi di tekki mais nekkul al ilm bi tafasili sharia kulliha ñi koy firee noonu juum nañu tekkiwul ne maanaam ala basira mooy da ngay am xam-xam ba peeg détail yu sharia bi yépp nga soogoo woote jëme ci yàlla est-ce que yonent bi loolu la def yonent bi mu commencé woote jëme ci yàlla est-ce que dafa peegoon sharia bi saxaaba yi doon tuub di woote ci laa ilaha illallah est-ce que dañoo peegoon sharia bi ñuy woote ci laa ilaha illallah loolu amul kon nag ku bëgg a wax ne balaa ngay daawa
da ngaa war a jàng ba am xam-xam nekk boroom xam-xam bu mag nga soog a daawa loolu wérul wax jooju wérul wax jooju day yàq sax diine islam parce que mooy lan toogloo nit ñi bu ñu def daawa loolu moo tax léegi ñu faible dal di torox ba ñeneen ñi am sañ-sañ di ñu woo jëmale ñu ci leneen lu dul l'islam di génne ay jullit ci l'islam wax jooju loolu mooy conséquence am kon nag li ma leen di conseiller ci gàttal mooy bu leen déglu ñi leen di wax ne fi mu nekk nii dégg nga maam yéen da ngeen a toll ci jàng leen ba pare ngeen soog a daaw loolu wérul wax jooju wérul c'est absolument faux du dëgg wax jooju tegewul ci kaw benn preuve c'est erroné absolument erroné da ngay xam laa ilaha illallah nga nangu ko nga góorgóorlu nga ciy woote ba pare ne góorgóorlu di jàng sharia bi ndànk par ndànk di jëfee alhamdulilah jëmee kanam ba sa giiru dund lii la yàlla tarbiya yonent yépp ak seeni saxaaba lii itam noonu la yonent bi tarbiya kon loolu mooy li wér kon nag mbokk yi góorgóorlu leen ci xam seen borom dal di koy kennal ba pare automatiquement ngeen góorgóorlu di woote ci loolu bu ngeen ko deful rek wàcc ngeen yoon ba pare nag ngeen góorgóorlu nag di jàng sharia bi par ndànk-ndànk jëmale seen giiru dund lii mooy manhaju yonent bi ak saxaaba yi moo tax yonent bi ba mu commencé di woote sharia bi yépp wàccul durant 23 ans la sharia bi soog a complet lii la dund yonent bi wone lii la alxuraan wone lii la sunna wone lii la siira wone lii la xam-xam wone waaw léegi bi ñu bàyyee def daawa ci la ñu faible ñun ñëpp ngay dégg nit ñi jàmbat léegi man sama iman daa daif mënatuma supporter fitna yi ci mbedd yi mënatuma supporter fitna yi ci école et cetera parce que daawa woo waaw yaa ngi dem nag di jàng nag ay dars fu dars am nga dem teeye dars tafsir dars aqida dars nangam mais toog croiser les bras nga gis munkaraat yi doo digle lu baax doo tere lu bon doo daawa ilallah dars yi du la jëriñ dara du la jëriñ tus waaw ma leen di wax manhaj bi dafa nekk lu leer kii mooy manhaju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi fii téye di fi défendre le contraire li ñuy wax du dëgg c'est pas vrai absolument moi je dis la vérité telle qu'elle est nette tranche parce que yàlla moo tax may wax waaw umma bi waruñu leen seetaan ñu leen di induire en erreur ñuy téye di noppi góorgóorlu leen ngeen xam seen borom bi asmaihi wa sifaatihi ngeen góorgóorlu sax di ànd ak moom fu ngeen tollu ba pare ku ngeen taseel ci mbedd mi bitig ba kër ya bureau yi foo mën a dem yaa ngi naaw ci avion yi yaa ngi tukki ci train yaa ngi nekk ci oto yi wooteel jëmale ci allah tabaraka wa taala ba pare nag nga góorgóorlu di jàng sa diine di jàng sharia bi en détail ndànk-ndànk xam jëfee ak jotte lii mooy li nga xam ne moom la ñuy wax loolu itam mooy tax suñu jotaay yi am sens waaw ku leen di woo nag naan leen déedéet tolloogu leen ci daawa da ngeen a war a jàng maanaam jàng ba peeg sharia bi yépp ngeen soog a daawa loolu wérut loolu wérul c'est pas vrai amul preuve yaa ngi nii la leer nañ mais nag confusion bi dafa bëri quoi ci axiru zaman léegi dañoo dem ba nga xam ne nasalullah alaafiya noggatu bi nga xam ne moom la yéeféer yi ak ñi ànd ak ñoom noggatu maanaam jullit yi dafa dem ba nga xam ne léegi jullit yi ñemeetuñu sax wax seen diine correctement comme ni leen ko yàlla jàngale la hawla wala quwwata illa billah yow nan ngay téye di julli yi juróom boo sëlmanee nga ne laa ilaha illa allah wala naabudu illa iya lahu ni'matu wa lahu alfadl wa lahu sanaa alxasan laa ilaha illa allah nga ne muxlisiina lahu diin nga teg ci walaw karihal kaafirun ba pare ngay ragal
ngay ragal léegi di wax léegi l'islam tel que ni ko yàlla présenté ci alxuraanam bi ak sunnam bi kon yow li ngay wax sa ginnaaw sa zikr bi wérul dëgguwul ci yow laa ilaha illallah muxlisina lahu diin ñun duñu jaamu kenn ku dul allah te dañ koy sellalal topp biñ koy topp walaw karihal kafirun donte neexul yéeféer yi waaw booba temps nan ngay ragale yéeféer yi ci wax diine yàlla ji comme ni la ko yàlla waxe ak jottali ko comme ni la ko yàlla waxe parce que bugguloo yéeféer yi mere la yow kay da nga war a seet ndax yàlla mere na la wala déet ndax yàlla kontaan na wala déet yow loolu moo war a nekk sa problème mais nit ñi mer nañu wala kontaan nañu loolu yow waruloo ko faale kuy seet nit ñi kontaan nañu wala kontaan ñu ma ne yow doo dem mais da ngay seet ndax allahu kontaan na wala kontaanu allahu mer na wala meru loolu war a nekk sa problème mais du nit ñi kon nag mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom laa am lu may ñaanal yàlla sama bopp mu dimbale ma ci man mu dimbale ci mboolem jullit waaw mu dimbale ci mboolem jullit ñu góorgóorlu ci loolu ñaan yàlla mu defal ñu ci tawfiq ak ci mboolem jullit léegi nag bu dee ay question par exemple question dajale umma bi dama leen di wax pratiquement léegi fii nii ci Sénégal xam nga bëri na ay mbooloo yi fii woote sunna kenn ku nekk yaa ngi def sa mbooloo beru fële n'est-ce pas tayib bon léegi bu dee problème mu dajaloo man dama leen di wax rek franchement carrément quoi par exemple mbooloo sàngam seen par exemple nekk membre ci ñoom yaa ngi dégg mbooloo sàngam nekk membre ci ñoom mbooloo sàngam nekk membre ci ñoom waaw kon léegi normalement bu ma yoree par exemple carte mbooloo sàngam war naa mën a itam yore carte mbooloo beneen bi ak carte mbooloo beneen bi ak carte mbooloo beneen bi ak mbooloo beneen bi bokk ci yëpp man de je suis prêt association yi fi nekk di woote l'islam tënku ci kitaab ak sunna pare naa kenn ku nekk membre ci yow jënd carte de membre c'est-à-dire waxin la pour wax leen ne bu fekkee dañoo bëgg a nekk benn léegi nañu góorgóorlu par exemple yow sa mbooloo léegi damay jënd carte bokk sa mbooloo waaw loolu itam warul maa mën a tere ma jënd carte beneen mbooloo mais yow bu fekkee ne yow sa charte mooy ku bokk man ci sama association léegi doo bokk ci association nangam yow membre nga fii doo mën a nekk membre fële dama leen di laaj loolu est-ce que loolu c'est logique waaye wax leen dëgg c'est logique c'est pas logique léegi mbooloo sàngam yàllaa tax ñuy woote war naa mën a am seen carte mbooloo sàngam yàllaa tax ñuy woote waaye buñ ma tënk ne boo yoree sama carte boo nekkee fii membre mënuloo nekk membre fële est-ce que xam nga léegi ces problèmes de carte là ces problèmes d'association de mbooloo patati patata xam nga lan moo ko indi ñàkk a taxawee laa ilaha illallah bu dëggu nu wér moo tax ñu situation créé wu ba ñuy imposer ne balaa ngay liggéey l'islam fii da nga war a am récépissé ñoo taxawul ci laa ilaha illallah comme ni mu ware moo tax léegi situation yi am est-ce que comprendre ngeen li may bëgg a wax bu fekkoon dañoo taxawoon ci laa ilaha illallah dëgg-dëgg nu mu ware situation du créé wu ba nga xam ne yow balaa ngay liggéey l'islam ñu ne dañ lay may permission pour nga liggéey l'islam te allahu tabaraka wa taala sa borom moom mu jox la ndigal dangaa war a taxawal diineem nga dellu di ñaan mbindeef may ma taxawal diine Allah ça c'est logique ça xamuñu sax li ñu nekk léeg-léeg nañu xaqiqatu islam xamuñu li ñu nekk mooy la dañ koo réere suñu ñàkk taxawee laa ilaha illallah ginnaaw bi ñu ci amee ndigal ci borom an aqimu diin wala tatafarraqu fii la yàlla wax loolu bu fekkoon pigé nañ ko
kon situation du am ba nga xam ne yow balaa ngay liggéeyal taxawal l'islam da ngay ñaan récépissé buñ la mayee ndigal nga taxaw ci buñ la mayul ndigal doo ci taxaw kon yow tënkatoo ci kilifteefu rabbul alamin gis nga léegi bu ñu defee une analyse profonde des choses pertinentes dañuy gis ne ñu presque nous tous à peu près nous sommes à côté loolu la yonent bi moo nekkoon ci xaqiqatu tawhid moom ak saxaaba yi ak ñi nga xam ne dañoo jaar ci boobu yoon léegi boolewuñ ci raxuñu ci leneen ñooñu ñoo nekkoon ci tawhid loolu la ibnu mas'ud wax ne man kaana mustannan falyastanna bi man qad maat fa inna al hayya la tu'manu alayhi al fitna nasalu allah an yujannibana mudillati al fitan yàlla nañu yàlla musal ci fitna yi sànkaate yi réeralaate wa charra al fitan ak fitna yépp ma dahara minha wa ma batan di ci feeñ ak di ci nëbb allahumma wahid qulub al muslimin wa kalimatahum wa sufufahum ala al haqq al mahd الذي كان عليه النبي المبارك صلى الله عليه وسلم